Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il faut que ñu xam ne parce que yàlla bu la mayee nga am xel nekk doomu aadama nekk mukallaf boo waddee sa sër mun koo wadd boo nekkee jigéen boo jëlee sa sër buñ la ko joxee nga mun koo waddal sa bopp nekkatoo xale boo nekkee góor boo mu ne sa tubay yëkkati ko sol ko ba mu jekk nekkatoo xale booy ànd ak nit àndal ak moom ci dëgg. ñun buñ toggee ak Ousmane Sonko dëgg la ñuy ànd ak moom ci dëgg la ñuy ànd ak moom te gis nañ ne ba bés bu ñu nekk tey amul kenn ku ko gën a bëgg Sénégal amul kenn ku ko gën a bëgg Sénégal. gis ngeen waxtaan bi nga xamante ni dugaloon naa ko fi mu taxaw mu ne ma bulli man Sénégal yi deselatul ma dara sama bakkan bi tey bu ma ko mayee woon Sénégal tekki illaa yomi dina abadan dama koy maye ma ne ko président loolu du musa am. parce que ñu dem ba ñëpp ba toll foofu noonu dañoo yaakaar ne bés bu ñu leen reyee seen dëkk day dem mais loolu c'était l'erreur tey dañ fii nekk ñu ànd ak yow ñu liggéeyal Sénégal yow tamit nga nekk fi ba jóge fi ba jël Sénégal teg ko ci yeneen loxo Sénégal teg ci boppam ci beneen loxo parce que nekkatuñu ci situation boo xamante ni dañ fiy am ay nit ñu baax ñu leen di bàyyi ñu leen di rey wala ñu leen di bàyyi ñu leen di faagaagal wala ñu leen di bàyyi ñu leen teg naka su dul noonu. gis nga il faut que réew mi toll foo xamante ni opposant bi respect bu président bi am moom la opposant bi respect boobu la war a am parce que opposé wu dafa metti mais nag wàññeeku deewu Samba Sall 4 jours après la fête de l'indépendance ñeenti fan après la fête de l'indépendance 8 mars 2021 8 avril 2021 benn weer moo ci dox jour pour jour delloo leen seen xel ci yàlla te ngeen xam ne fii dara saxu fi Macky Sall tey loo am doole loo am gendarmerie loo am police loo am armée loo am sécurité loo am alal yàlla bu nee tey dalay moom doo ci mën dara. loo tëj tey prison yi boo ko tëjee ba mu fees suñu borom bu la bëggee jël dalay jël. am na ñoo xamante ni yàlla ci biir prison bi da leen baaxal am na ñu tëj ci biir prison bi da leen yàlla baaxal am na ñu tëj ci prison bi da leen yàlla defal li gën ci ñoom. te en plus boroom xam-xam doo ko tëj prison boroom xam-xam boo ko tëjee prison daa mel ni sëriñ boo dugal xaluwa ndax da nga koy may mu gën a liggéey dañ koy may mu gën a xalaat dañ koy may mu gën a yaatal xam-xamam parce que dina liir dina wéet kenn du seet yi du bëri déplacement du bëri day gën a yokk kattanam ak doolem. boroom xam-xam boroom xel kenn mënu koo tëj prison il faut que ngeen yeewu xam ne vous faites la mauvaise posture en pensant xalaat ne boo leen tëjee doomu aadama yi yéen a ngi yàq seen àdduna. ay boroom xam-xam boo ko tëjee moom ak sëriñ bu dugg xalwa ñoo yam. billaay Moussa kuy dee waroo arrogant wallaay sim wallaay ku dee ku war a dee doo arrogant. boroom xam-xam boo ko tëjee ak sëriñ bu dugg xalwa sëriñ laa wax de wax ma ñuy sëriñ tudde waxuma sëriñ tariyaa yi di taxawaal kilifa sëriñ bu dugg xalwa ak boroom xam-xam boo tëj moo yam ndax tu les permets d'atteindre les autres niveaux. da nga leen di may ñu àgg ci yenn makaama yi parce que boroom xam-xam boo ko tëjee day gën a liir day gën a gestu da nga koy gën a may doole parce que xoolal jamono boobu noonu may nga ko kattan muy mun a gestu di liir di bàyyi di gën a jaamu yàlla di gën a parce que amatul jot lu bëri amatul jot mayotoo ko muy nekk fii àdduna di ko moom. mayotoo ko mu nekk fii àdduna di ko moom. tey
ana mandat d'amener ba ana mandat de dépôt ba ana mandat de ana garde à vue ba ana loolu yëpp tey Samba Sall ak lépp li ko yàlla mayoon makaama yi ko yàlla mayoon ana makaama yooyu tey ana makaama yi ko yàlla mayoon ana ñu mandat d'amener garde à vue contrôle judiciaire tey moom moo def Sonko contrôle judiciaire ndeysaan xoolal mu ngi nii tegaatul bët Ousmane Sonko ba mu ko defee contrôle judiciaire la ko gëj a gis dootu ko gisaat ilaa yawmi din abadan. Samba Sall atte bu mujjee atte mooy atte Ousmane Sonko ba. allahu akbar Samba Sall def na Ousmane Sonko contrôle judiciaire mu war a ñëw di jàkkaarloog moom weer bu nekk ci dernier àjjuma ba moom boobu la gëj a gis Ousmane Sonko. yàlla moom na ko yàlla def na ko moom contrôle judiciaire bu gën ci contrôle judiciaire yi yàlla moom na ko moom Ousmane Sonko buñ gisaatee yowmal xiyaam allahu akbar moom Ousmane Sonko buñ gisee waatee yowmal xiyaam. xanaa loolu bu ko El Hadj Ndaw déggee El Hadj Ndaw bu ko déggee El Hadj Ndaw consul bu Sénégal bu New York tey bu déggee deseewu Samba Sall bi teg Ousmane Sonko contrôle judiciaire sous contrôle judiciaire defoon mandat yak garde à vue ak lu nekk dem na moom tey mu jël gorom di Ousmane Tounkara jébbal ko ay noon El Hadj Ndaw consul bu Sénégal ana nga yow sa rakk bu jigéen nga jël borom këram jëbbal ko ay noon yàq deram tuumaal ko ne leen kii ku bon la kii saay-saay la kii ab defkati ñaawteef la te moom moo denc sa rakk bu jigéen donte bàyyi ngeen bokk. consul bu Sénégal El Hadj Ndaw bu nekk New York ndax nekk doomu aadama dina am ñu nekk nit dina am ñu am jëmmi doomu aadama dina am ñu nekk am tur am sant di dox waaye seen nekk nit des na seen nekk nit walla mat nit des na. naka ngay mun a jëlee sa goro ak loo soxor ak loo iñaan ak loo bañ sa rakk ak loo bañ say jarbaat nooy mën a jëlee sa goro jël ko yàq deram tuumaal ko jébbal ko ay autorité wu dëkku jàmbur. soxor fa la mën a yem, iñaan fa lay mën a yem. waaye nag yow tamit sa jàmm jeex na, sa jàmm jeex na. dootoo fi amati jàmm ci consulat bu Sénégal bu New York, ndax pour nga am jàmm ñi nga jiite foog ñu nangul la. te yow fu mu nekk nii maanaam tu es un consul sans des administrés, nekk nga consul ci réew boo xamante ni kenn nawloowatu la, kenn faaleetu la, kenn bàyyeetu la xel. li ñuy naan juddoo ci ñay nampe ci mbaam, jikko yooyu la am na ñoo xamante ni, maa ngi jégalu ci kàddu yi, mais am na doomu aadama yoo xamante ni jikko yooyu rek la ñu mën a lamboo. am na doomu aadama yoo xamante ni jikko yooyu kese la ñu mën a lamboo. La méchanceté de l'homme parfois est inimaginable. Le niveau de méchanceté de l'être humain
doomu aadama moo mën a toll ci yenn iñaan yoo xamante ni ci yenn soxor yoo xamante ni am na fooy toll ci sa àdduna da ngay naan lii mënul nekk c'est pas possible. xanaa loo soxor loo iñaan say jarbaat sa rakk bu jigéen nga denc rakkam jëkkëram borom këram nga allahu akbar non mais ndax lan ndax nguur loo xamante ni yow juddoo juddu ci da laa dab te di nga ko fi bàyyi nguur googu lu mu neex di nga ko wàcc ndax moomoo ko sa papa moomoo ko sa yaay moomoo ko yow judduwoo ci du sa moomeel di nga ko fi wàcc mu jaral la nga toroxal doomu aadama mais nee naa leen parfois di nga yaakaar ne yaa ngi toroxal doomu aadama di nga yaakaar ne yaa ngi yàqal doomu aadama fekk yaa ngi koy defaral di nga yaakaar ne yaa ngi yàqal doomu aadama wala yaa ngi toroxal doomu aadama fekk yaa ngi koy defaral. tey Ousmane Tounkara Sénégal yëpp diaspora bi yëpp jóg nañu ànd boole seen doole boole seen xalaat pour jàppale ko taxawu ko ngir bëggam Sénégal taxaw ko ngir yàlla rek a tax. man seede yi may seede ci Ousmane Tounkara ba may njëkk taxaw ak Ousmane Tounkara di bokk xeex ak moom atum 2019 la boobu tamit dama jóge fii am na ñoo xamante ne dañuy yaakaar ne peut-être Bully léegi la commencé di jóg di dem ci ay mbir yàgg na du tey 2019 damaa jóge fii dagg billet d'avion dem ba New York ñu organiser suñu manifestation ci ñëw bi nga xamante ni Macky Sall da ko doon ñëw New York te jamono boobu noonu ñu nekkoon ci wàllum pétrole bi nekkoon ci wàllum gaz bi ñu ñëw taxawu Sénégal xeex ci affaire Frank Timis ba ci affaire li nga xamante ni mooy sàcc bi ñuy sàcc alal réew mi ak luubal bi nga xamante ñu ngi koy luubal alal réew mi ñu nekkoon ci loolu boobu laa njëkk bokk ak Ousmane Tounkara xeex boobu la ñu xamante yàlla def mu am affinité suñu diggante mu jàppee ma rakk ma jàppee ko grand frère ma xam ko xam njabootam xam soxnam ku nekk nag li nga xam ci moom ngay seede ci moom nit ku baax nit ku bëgg Sénégal ci Sénégal laa ko xamee ci bëgg Sénégal laa ko xamee ci bëgg Sénégal la ñu sekk waxtaan bu ñu wootantee ci Sénégal rek la ñuy wax bu ñu wootantee ci Sénégal rek la ñuy wax guddi ak bëccëg mais tey damay interpeller merci beaucoup Barangom Coy boobu tamit ak boobu ba mu weesoo ma jóge fi élection présidentielle jaral ma jóge fi dem ba New York dem voter élection présidentielle jaral ma ko ma jóge fi dem ba New York dem voter ji du tey la ñu commencé di jël suñu temps di ko dagg ngir Sénégal moo tax ñenn ñi mun nañ ne waaw jóge fii dem Sénégal parce que mënuñu comprendre bëgg bu ñu bëgg réew mi ak fu mu ñu toll te fu injustice nekk rek jàpp nañ ni war nañu mën a taxaw xeex ko ñaxtu ko def ci liñ ci war a def Ousmane Tounkara tey buñ ko amee luñ ko war a mën a toppee mooy peut-être un amour de trop pour le Sénégal parce que koo xamante ni car macha allah yàlla dénk na la njaboot am nga soxna am nga ay doom ba pare am business am liggéey ba pare am ay employé kooku soxlaalul dara Sénégal
soxlaalul dara Sénégal. Gis ngeen ko buy live ci oto yu muy nekk oto boppam la moo ko moomal boppam. Gis ngeen ko parfois këram bu mu leen di woon këram la moo ko moom njabootam kër gu mu nekk moom bañ na ko sax ba dëkkul biir New York. xam nga New York ñu fa dëkk ci biir ville bi ak ci Bronx ak Harlem yooyu noonu ñoon ñu ngi dëkk foofu ci xat-xat bi moom dëkkul sax New York. mooy comme tubaab bi ni ñuy dëkkee ci banlieue yi xam nga bàyyi ville bi dem ci banlieue bi am fa sa kër di dawal di ñëw ci ville bi wala di jël train di ñëw ci ville bi moom ci banlieue campagne bi la am kër fa la am kër boppam. kër goo xamante ni moo ko moomal boppam moom ak njabootam ñu nekk ci. tey nga jël kooku soxoree ko iñaanee ko yàq deram ne diw mi ab defkatu ñaawteef la nga ne diw mi ab terroriste la parce que yow sa salaire bi ngay am ci consulat bi moom am na lu weesu loolu mun na laa fay moo tax il faut lu mel ni li xew tey Sénégal ci wàllum décès bi nga xamante ni moom la ñu am léegi nii muy décès wu le doyen des juges Samba Sall est un rappel. fàttali baax na ci doomu aadama yi ñu fàttaliku yàlla bàyyi xel ci yàlla suñu borom. Consul bu Sénégal El Hadj Ndao bon bëgguñu dugg ci yenn détails yi mais El Hadj Ndao am na fi problème boo xamante ni Ousmane Tounkara moo ko ci génnee non yàlla moo doy waar. yàlla doy waar am na fi problème boo xamante ni Ousmane Tounkara moo ko ci génnee avant muy nekk consul. jamono boobu noonu da doon dawal taxi nekkoon tamit ci auto lu ñu naan black cab mooy xam nga taxi am na ak taxi noir yi mu nekkoon di liggéey ci loolu la doon liggéey dawalkatu taxi la woon biir New York. dawal na taxi moodu na fi comme ñëpp Ousmane Tounkara yàlla dimbale ko mu ëpp ko wërsëg ëpp gorom wërsëg El Hadj nekk fi ci ay jafe-jafe ci ay problèmes yu sérieux Ousmane Tounkara taxawu ci génne ko ci situation boobu noonu duñu dugg nag ci yenn détails yi mais tey nga am nguur ñu fal la dara nga jékki-jékki fàtte démb taxaw ne man boo attaqué président man nga attaqué boo attaqué président man nga attaqué dëgg la président neex na de dëgg la nguur neex na dëgg la mais njaboot moo njëkk nguur njaboot mooy mujjee après nguur famille moo njëkk nguur mooy mujjee après nguur ku ci mën a sàmm sa famille sàmm ko ku ci mën a fexe ba sa famille juboo def ko Macky Sall ëllëg bu lay wàccee du la tàggu du tàggu sa famille boo nekkee ci ay jafe-jafe sa famille ngay dellu boo nekkee ci ay jafe-jafe ci sa famille ngay dellu diw baax na est-ce que mbokk yaa ko wax tey ku ñu newoon dinañ toll foo xamante ni ñun dinañ fi nekk New York nar a xeex pour benn doomu Sénégal bu ñu war a bàyyi ndax lan dañ koo toppee wàllum terrorisme ku ñu man loolu ku ma ko waxoon doom bi doomu Sénégal boobu du Afghanistan la juddoo du Pakistan la juddoo du Libye la nekkoon du Syrie la nekkoon doomu Sénégal boo xamante ni Sénégal lu juddoo màggee fa ñëw États-Unis ñu taxaw ñu xalaat ne ñun dañoo waroon mën a xeex ak lu ñuy xeex Sénégal yëpp que ñun waroon nañu mën a nekk fii tey di xeex New York pour ñu libérer ab doomu Sénégal bu ñu accusé wàllum terrorisme te waa gouvernement am ñoo ko accusé wàllum terrorisme
te doomu Sénégal boobu noonu demul Syrie demul Pakistan demul Afghanistan nekkuloon Libye non 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 loolu musuma ko mën a xalaat loolu je ne l'aurais jamais imaginé que parmi notre lutte que ci combat bu ñuy combattre xeex bu ñuy xeex ñun dinañ toll ci jamono boo xamante ni on va se battre pour que un fils du Sénégal soit libéré parce que son gouvernement lui a accusé de terrorisme un fils du Sénégal loolu duñ ko baal waa gouvernement bi laa yoma din abadan non loolu musuma woon xalaat ne dinañ xeex pour loolu musuma ko woon xalaat que ni bis dina jot ñu xeex pour que ab doomu Sénégal ñu libéré ko ci prison parce que dañ ko toppee wàllum terrorisme en fait donc si aujourd'hui une personne comme moi est accusée ou bien est emprisonnée ici aux États-Unis de façon injuste tey par exemple bu ma nguur tegoon loxo fii man de façon injuste kon man mënuma xalaat ni Sénégal dina ma taxaw mais est-ce que vous imaginez c'est-à-dire aujourd'hui si Rose Tamba ou bien Ibrahima Khalil Fall ou bien Vrai Léon Diallo se trouve dans des situations où il est injustement emprisonné en Europe ou bien aux États-Unis, le gouvernement de Macky Sall ne va pas venir nous aider. Et pourtant, c'est leur responsabilité. Ça fait partie de leur responsabilité d'assister les Sénégalais qui sont emprisonnés en dehors du territoire sénégalais. Kon ñun mënuñu xalaat loolu on peut pas imaginer ou bien on peut pas attendre une assistance de la part de notre gouvernement. Merci beaucoup Adjabon Bakolone Badji, merci beaucoup. C'est dommage, c'est très dommage même. Alors, on a 19 jours avant la clôture des dossiers de lettres pour notre frère Ousmane Tounkara. Ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Europe ñoom ñoo nekk en dehors des États-Unis d'Amérique ñooñu mun nañu envoyer des emails des lettres email à freetounkara@gmail.com ñoom mun nañu envoyer seen lettre ci adresse boobu. ñu nekk États-Unis ñi nga xamante ni dañoo bëgg a envoyer seeni lettres ñoom mun nañ ko envoyer ci comité de soutien de la diaspora bi qui est aujourd'hui bi nga xamante ni Mame Thierno Ndiaye sunu benn grand bu nekk New York moom la gars yi bàyyi pour réception lettres yi képp koo xamante ni bëgg nga yónnee foofu sa lettre ñu nekk États-Unis d'Amérique yónnee leen seen lettres yi ci 21 23 8th Avenue appartement A New York 10026 dinañ dugal adresse bi aussi ci suñu page Facebook pour que ñi nga xamante ni dañoo bëgg a yónnee seen lettre yi yónnee ko foofu noonu. C'est l'adresse de Mame Thierno Ndiaye qui aujourd'hui est en train de piloter en tout cas le comité de soutien à Grand Ousmane Tounkara. Il est basé à New York. Ñun ñëpp ñu ngi yónnee foofu suñuy lettres
pour que avant le 27 ñu jot lettres yëpp xam nga nit ñu jot lettres yëpp mun a saytu lettres yi mun a xool lettres yi yan moo ci baax ak yan moo ci baaxul yan lañ ci mën a retenir ak yan lañ ci mën a retenir mais surtout aussi ci lettres yi ñu fàttali Sénégalais yi que ni nañ ci am lu ñuy tuddee honnêteté dans l'écriture, c'est-à-dire boo leen di bind na ngeen ci wax loo xamante ni da ngeen ko xam ci Tounkara bu fekkee ci Facebook bi ngeen xamee Tounkara ngeen wax la ngeen xam ci moom ci Facebook bi bu fekkee ci da ngeen ko xam personnellement ngeen wax ne da ngeen ko xam personnellement. Bro, Senegal has already Lamine Diack case, you know, with happened. Yeah, c'est ça, Ibou Fall. Il y a beaucoup de choses, mais bon, le cas de Lamine Diack, c'est tellement différent avec le cas de Ousmane Tounkara. Le cas de Lamine Diack est autre chose. Le cas de Lamine Diack, c'est une corruption supposée. Il est impliqué, mais ce n'était pas lui, c'est son fils Massata Diack qui est impliqué dans cette situation de corruption. Mais le bon, alors, c'est vrai que le Sénégal devait se battre pour que Lamine Diack, avec le mot de Sénégalais, nous bonne côté France. Mais aussi, Lamine Diack a une double nationalité. Il a une nationalité française et une nationalité sénégalaise. Voilà, c'est un dossier pour maintenir bon. Benen taxaway. Voilà. Alors, lettres yi ak email yi ñi nekk États-Unis moom lettre lañu gën a lañ leen gën a sant ngeen bind lettre mun ko yónnee par voie postale xam nga Ibu yeneen gars yi nekk États-Unis yëpp ñoom Fatima ñoom Mariama Sané xam nga yéen ñëpp en tout cas on attend vos lettres. Envoyez vos lettres. Je vais envoyer l'adresse. En tout cas, je vais envoyer l'adresse au niveau de ma page Facebook. L'adresse de Mam Thierno Ndiaye, fi nga xamantene fofu ngeen wara yónnee lettres yi. Mais aussi envoyer les lettres un peu très tôt. Alors pour que ñu mëna saytu lettres yi mëna xol lettres yi yan ñu ci baax yan ñu ci yan lañ ci wara rectifier comme ça ñu mëna am temps am assez d'éléments yi nga xamantene dañ koy jox avocat bi pour que mu mëna taxaw Ousmane Tounkara. Le combat pour Tounkara nak c'est un combat de principe ndax doomu aadama boo bëggee ci réew di xeexal réew mi bu ñu bëggee faagaagal doomu réew mi da ngay taxaw say naataango say mbokk absolument Ibou Fall that's right, that's true. Tey ñun ñoo am capacité xeex Ousmane Tounkara fu mu nekk yàlla suñu borom moom dina ko sàmm yàlla dina ko sàmm suturaal ko mais le combat en dehors ñun ñoo ko mën def. Merci beaucoup Lucie Mingou, merci beaucoup d'avoir envoyé ton email. Alors on encourage tout le monde, on encourage tout le monde de faire comme Lucie, d'envoyer des emails, ceux qui sont en dehors des États-Unis d'Amérique, ñu dëkk ci biti ñu dëkk Sénégal wala dëkk comment dirais-je Europe et tout ça, mais ñu nekk États-Unis ñu leen di encourager ñu envoyer seeni lettres par voie postale ba pare ñu fexe boo ñu bindee lettres yi ñu def seen identification xam nga bind seen adresse bind seen comment dirais-je seen numéro carte d'identité xam nga ci lettre bi ak lépp loo xamante ne mën nañ fexe daal ñu xam ne yow mi di bind lettre bi tu es une personne qu'on peut reconnaître, traçable, xam yow la kan yow mi di bind nëbbatuwoo voilà xam nga Tounkara nii nga ko xamee lii nga xam ci moom voilà. Alors c'est très important dañ ne woon nga leen di indil waxtaan boobu noonu parce que yàlla moom suñu borom tàggul kenn ci lu muy def xaarul kenn ci lu muy def saraxul kenn ci lu muy def ku yaakaar ne nag mën nga toroxal doomu aadama ci sa coobare bopp ci sa bëgg-bëgg bopp yàlla won na boppam nga xam ne ala kulli xaal suñu borom rek a fi nekk kon dafa mot a bàyyi xel nañu surtout
ñi nga xamante ne dañoo yore nguur tey ñi nga xam ne dañoo yore nguur tey ak ñi nar a yore nguur ëllëg en fait c'est simple yow ba ngay judd indaale woo benn nguur indaale woo benn kattan mënoon na la xoj rek nga dee yàlla may la sàmm la ba nga judd màgg jàng yàlla tàbbil la yoon may la nguur sëdd la ko jaarale ko ci loxo askan bi nga jël askan boobu bëgg koo toroxal tey doyen des juges Samba Sall moo gaañu tey le 8 mars moom moo déglu Ousmane Sonko le 8 mars moom moo auditionné Ousmane Sonko le doyen des juges Samba Sall le 8 mars moom moo auditionné Ousmane Sonko ba pare mettre ko sous contrôle judiciaire 8 avril 2021 mu wàcc liggéey coïncidence dëgg la yàlla moom la waxtam jot mais ñu jiite dañu bàyyi xel dañu delloo ci seen xel te xam ne suñu borom am na fu muy toll nag day sot nag am na fu muy toll nag suñu borom da ngay yaakaar ne day seetaan da ngay yaakaar ne bon voilà yow kese la coono di dal mais tey le décès de Samba Sall doyen des juges qui a mis Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire et qui ne va pas revoir Ousmane Sonko du ko tegaat bët yàlla moom na ko mandat de dépôt yàgg garde à vue yàgg contrôle judiciaire yàlla def na moom contrôle judiciaire bu màgg ba moo tax muy Macky Sall muy Ousmane Sonko muy Moustapha Niasse ku ci nekk na delloo sa xelam tooñ baaxul doomu aadama boo ko ëppee doole doo ko jaay boo ëppee doomu aadama doole doo ko jaay yàlla rekk moo am doole yàlla rekk moo am doole yàlla rekk am doole Macky Sall tey milliards yi yëpp militaires yi yëpp police yi yëpp gendarme yi yëpp duñu ko teree dee tey consul bu Sénégal bu New York bu toogee tey xelam dem ci li xew tey ci koo xamante ni benn weer ci ginnaaw moom moo àtte doomu aadama ne ko yow dootoo génn ci réew mi yow teg naa la bët teg la loxo teg la tànk contrôle judiciaire saa yu weer bi di deewee da ngay ñëw fii jàkkaarloo ak man rendre compte que yaa ngi fii ko su ma la soxlaa da ngay ñëw yàlla ne ko waaw baax na tamponné léegi man yow soxla na la soxla bi gën di ñëw ak a dem yow da ngay ñëw te dootoo dellu yow da ngay ñëw te dootoo dellu yow da ngay ñibbisi te dootoo dellu da ngay ñibbisi àllaaxira te dootoo dellu tu imagines yow nga mettre une personne sous contrôle judiciaire ne ko chaque mois revient fait des va-et-vient chaque mois va et revient je veux juste te voir savoir que tu es là et que quand on a besoin de toi tu vas répondre tu tamponnes Dieu te dit toi qui as donné cet ordre là toi je vais faire appel à toi et tu ne vas jamais revenir dama lay woo nga ñëw te dootoo dellu si dootoo Ousmane Sonko yow. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.